Bon, asalaamaaleykum mbokki Sénégal, asalaamaaleykum waa diaspora bi. Bon, maa ngi jégalu ñëpp di ziar tout le monde. Bon, xëy na sama vidéo tay bi dafa am ci lu ma ko bëgg a jagleel mooy calvaire ak misère bi nga xamante ni suñu mbokki sénégalais yi nga xamante ni ñoo ngi def wàllu transit, maanaam di def wàllu transport. Transport de camion wala transport frigorifique. Bon, féete diggante Italie, Belgique ak Italie ak Espagne gi, bon France, dëgg-dëgg ñu ngi koy dund moment yi. Bon, mu mel ni tey chaque fois dafay am lu may faral di wax ma ni état Sénégal dëgg-dëgg assisté wul ay doomam. Li koy firndeel mooy ñun ñëpp xam ni immigration am na début waaye dafa am fin. ci kaw loolu am ñoo xamante ni seen àddina bépp dañ ko jëloon di investir ci wàllu woowu, wàllu transit diggante Europe ak Sénégal. mu mel ni nag fan yi situation yu difficile yooyu ñoom ñu ngi koy dund, ñoom ñu ngi dund situation yu difficile. ndax lan boobaa léegi bi mbas mi tàmbalee léegi maanaam mois de mars ñu tëj frontière yi, ñoom ñu nekk ci réew mi mënuñoo dem mënuñoo dikk. loolu ak njaboot boo xamante ni dañ leen a soxla ci seen wet, te li ci gën a metti dinañ naqar xaxaw mooy que ni tey jii am na ñoo xamante ni jóge woon Italie, ñu ngi jóge woon Italie dem ba Alxasiras nekk foofu benn moment boo xamante ni mënul dem nañ ba situation yu metti lool, situation yu dëgër trop ba mënatuñ ko gérer. seen camion yéen yoroon nag bagage yéen yoroon nag yëpp dañ ko fa bàyyi daal di tourné waat dem Italie. mu doon lu naqari ci xol, te li ci gën a metti mooy Alxasiras fa ñu bàyyi seen oto yi bis bu ne ñu ngi fay diiru. beneen point bi encore mooy boo demee fi mu ni Dalmat à 80 kilomètres ci frontière u Maroc bi, boo demee Sénégal yi ñu nga fa mënuñoo dem mënuñoo dikk. non seulement ci calvaire boobu ak misère boobu dañ ci yokk ay ñoo xamante ne ay chauffeur lañu nekk dëkk Sénégal, mais maanaam dañuy ñëw nekk Maroc Tanger, ndax bu ñuy waxaale ak yow juppoog yow jëlal la sa camion dëgg la yóbbu la ko dugal la ko Sénégal. ñoom it ci liggéey boobu dañ ci doon gis seen bopp, dañ doon gis bu baax seen bopp ci liggéey boobu. waaye yooyu yëpp léegi bloqué wu mais li metti Sénégal yi gën leen a metti encore mooy que ni tey marocain yi, camion marocain yi ñu ngi yeb seeni lujum, yeb seeni fruits dugg Sénégal, décharger seen marchandise, tourné waat rombaat Sénégal yi ci frontière bi. loolu metti loolu. ci li gën a metti mooy ñoom amuñu benn réponse wala question bu ñu laajtee amuñu réponse pour leen di jox. ndax bu ñu laajtee Maroc ñu leen problème bi au niveau de la Mauritanie la, bu ñu laajtee Mauritanie ñu ni problème bi au niveau du Maroc la. mu mel ne nag on lance un appel, un vibrant appel à nos autorités étatiques, di ko tàmbali ci le président de la République Macky Sall, le ministre de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye, le ministre Oumar Youm, le ministre des Sénégalais de l'extérieur, ki nga xamante ni moo yor wàllu transport terrestre bi. ñu gestu Sénégalais yi sonn nañu, am nañ problème diggante fii Espagne jàpp Maroc Mauritanie, vraiment am nañ problème. li ci metti mooy loolu waruñu ko assister, nan mu létt wala ñu firiñu wax ñu fan la problème bi nekk, nit ñi ñu ubbi leen frontières yi ñuy dem ak ñëw. loolu la ñu soxla ci ñoom.
il faut assister à vos fils waru leen seetaan seeni doom nekk ci àddina bi nekk diggante Espagne ak Maroc di dund misère ngeen di toog di yaataa yóbbee xamu leen fu problème bi nekk ñoom xamuñu ku ñuy waxal loolu dafa ñaaw ci doomu sénégalais yi man nag lii rek la amoon ci lu may wax mu mel ni ñaaw na lool man dama noon naa ci yëy yàbbi ci parce que dafa metti dafa am ay samay xarit yoo xamante ñoom ñi ngi ci biir mais vraiment c'est trop triste même te lii ñuy mujjëkkat problème rek lay mën a jur nanu taxawu Sénégal yi bu Sénégal yi mën a nekk ci àddina maa ngi jégalu bu baax a baax wasalaam ba beneen yoon incha allah rabbi